jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës nañu am yi def faram-fàcce ko Birane Souleye Diop yëkkati ay kàddu yu njëkk gannaaw bu mu génnee kaso moom administrateur général bu parti Pastef ne xeex bi dafay wéy njiital réew Macky Sall ak nguuram seen yéene ak seen bëgg-bëgg mooy tas parti bii di Pastef waaye nañ jàpp ne seen pexe du antu ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal langoog politique bi daloo ab parti politique bu bees ñu duppee ko PRP parti républicain pour le progrès diisoo ak askan wi Déthié Fall mi doonoon numéro 2 parti bi moo ko taxawal ci biir xibaar tam daa ngeen si dégg taxaw seetlu gi ci soxna Safiatou Cissé def bu amee ñu kontaanul benn yoon ci nguur gi rawatina ci jiite réew Macky Sall ñoom ñoo di artisans yi nekk foofee ci diwaanu Louga seen i kàddu lañu yëkkati di samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci Sénégal lañu bokk waa am détt ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yu ñu ci rotal bon mbokk yi lii buñ ci boolee xibaaru bitim réew yi teg ci xibaar tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ ci àndal sëñ Cheikh ànd lan mooy gën a fës. waaw Seydina Omar Ba tey jii li gën a fës ci li nga xam ne moom mooy journal des sports bi moom mooy jongante bi suñu gaynde yi am suba ca talaata ji ca stade Lat Dior bu Thiès mu nekk dernière journée éliminatoire kan ndéem suñu gaynde yi qualifié nañu waaye nag il faut que ñu wane beneen xar kanam pour ñu mën a am yaakaar ci ñoom buñ ci jógee dinañ wax Ligue 1 Ligue 2 buñ ci jógee nag jeexal ko ak nag li nga xam ne mooy wàllu boxe savate boxing. li ci yéene kaay ci la ñuy fas yéene yëkkate jotaayu xibaar yi kon yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi dañ koy ubbeek wàllu politique Birame Souleye Diop yëkkati na ay kàddu yu njëkk gannaaw ba nga xam ne ni génne nañ ko kaso moom administrateur général bu parti Pastef ne xeex bi dafay wéy njiital réew Macky Sall ak nguuram seen yéene ak seen bëgg-bëgg mooy fexe daal ba tas parti bii di Pastef waaye nañ jàpp ne ñoom seen pexe du antu gannaaw ba mu rafetloo taxawaayu kilifa diine rafetloo taxawaay waa mouvement MDD Birame Souleye Diop ñaawlu na ni prisonniers yi nekkee ci kaso bile Birame Souleye Diop ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. ñuy sant aussi këru diine yi waaye di sant particulièrement këru diine bi ma gis ma judd man muy la famille Ndiéguène de Thiès laata benn jàpp di am lu ma sama xalif woo wax ak man muy Alhaji Mounir Ndiéguène ma koy sant di sant njaboot bi yëpp di sant la société civile ndax ci biir MDD balaa muy am na lu bari lu ngeen dox société civile fekk nañ ci kaso yi à plusieurs reprises pour wax ñun ci lan moo xew ci kaso yi dañoo yaakaaroon ni buntu la boo xamante ni bii moom Macky Sall mën nañoo ànd tas Pastef bala ñoo jàpp Ousmane Sonko nañu jàpp Abass Fall jàpp ñi nga xam ne dañoo jàpp ni xëy na c'est des cerveaux dans Pastef. Je ne suis pas un cerveau dans Pastef, tout le monde est cerveau dans Pastef. Nous avons 1000 cerveaux. dugg ci dëkk bi nee nañu ñoom ñooy jàppale nit dem xaxarle ko sëy bu bees nguroog soow ba mu nekk 2035 2024 day ñëw balaa 2024 nag. balaa 2024 2022 mi ngi ñëw fii la ñuy fekk Thiès du titre foncier wu kenn fii lañ juddoo fii lañ yaroo lu ñu am dañ koy indi Thiès xeex bi fii lay commencé. képp koo xam ne nee nga da nga bëgg démocratie képp koo xam ne nee nga da nga bokk ci Pastef te kër gi dend ak yow xamuñu ne Pastef nga bokk tu n'es pas un militant de Pastef. wane leen seen bopp ndax da ngeen a nekk ci lu baax. pas-pasam moo nekkoon téye ñu ci kaso yi 6 mois. tey ñu ci kaso yi 1 an ñi war a ñàkk seen liggéey Macky Sall amul benn yërmande ci sénégalais yi pexeem yëpp loolu kese la woon seen taxawaay moo tax mu dellu ginnaaw taxawaayu Pastef moo tax mu dellu ginnaaw taxawaayu këru diine yi moo tax ñu dellu ginnaaw ma leen di xamal ne leen sénégalais yi nekk ci kaso yi Macky Sall considéré wu leen comme ay sénégalais yi ñu tëj ci kaso yi te mandat de dépôt yóbbu leen fa nekkul condamnation définitive ay prévenu lañ fa. Macky Sall boolewul prisonniers yi ci les citoyens sénégalais alors que ay citoyens ñoo fa nekk. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci Birame Souleye Diop. Abdoulaye Pouye Obama génne na ci coalition Benno Bokk Yaakaar paakaam la jël daal di doog buum bi nga xam ne ni mooy jokkalante woon ak mouvement Gëm Sa Bopp bi mu jiite ak coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw bu mu ñaawloo taxawaay responsable APR yi nekk ca Pikine muy lu ko ci mel ni Abdoulaye Timbo mi maire Pikine ak kii Abdou Karim Sall lépp daal lu ñu nas ci Pikine duñu leen ci boole teg ci rek di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg saa su nekk ci kaw dërëm loolu daal la wax ne dafay dakk Abdoulaye Pouye ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. ànd nañu ak président juróom-benn at di liggéey waaye ànd boobu
la mu ñu waxul lu bari mu ci wax naa ko léegi waaye ñi mu àndal teg leen ci département de Pikine ñu ànd di liggéey ci lu ñu naan Benno Bokk Yaakaar waaye ñu seetlu ne responsable yi ne fii ñu bokk di liggéey ay at masuñu tëral ci Benno Bokk Yaakaar lu ñu mas a toog woo nañu kaa leen toog ñu wax ngeen dëgg wala ñu am seen xalaat masul am ñuy toog di muñ waaye lu nekk rek aussi dañuy toll fa nga c'est un problème de respect am na ñu naan mais kii xanaa du conseil spécial du président en fait kay neex na lool mais respect bi moo ëpp solo bu ñu ko waree jël ndax dëgg gi nañu jël mais on sera toujours véridique wax leen li ñu gëm wax leen ni ñu bëgg ñu ànd ak suñu ay ñooñ fi ñu bëgg ñu teg ñu fa bon su fekkente ne loolu lépp boole ñu si dara loolu saa bu ñu déggee wax ju bon saa bu ñu gisee ay pexe yu bon saa bu ñuy jéem a diffamer wala def ñu si ñi may àndal ci kaso bi wala indil ay problème te élection ñëwagul dara ñëwagul si ñoom la jóge bon ñu ne ñun lu mënta wéy moom day dakk Benno Bokk Yaakaar boobu à partir de tey suñu mouvement bii bokkatu ci génn na ci. langue politique bi dalloo parti politique bu bees ñu duppee ko PRP parti républicain pour le progrès diisoo ak askan wi Déthié Fall mi doonoon numéro 2 parti bu Idrissa Seck moo ko taxawal ci ay kàddoom moom Déthié Fall xam na ne leen rek moo ko tax a jóg te mooy jaamu soxla askan wi lee ndajeem lancement parti bi mi ngi ko doon def ci teewaay yi njiital parti politique yu bari ndaje moomee Issa Tine lañ fa yebaloon. ku jëg politique gu réewum Sénégal amati geneen gànn ay farandoo jege ñaale ba ci sax ñu fare ci kujje gi ci wàllum politique ñëpp teewe ko Déthié Fall xam leen ne benn làngug boppam ak ñi ñu àndal ci biir réew ak ci bitim réew macha allah muy sénégalais yu takku moo tax ñu jóg taxawal parti bu ñu tuddee parti républicain pour le progrès PRP diisoo ak askan mu ñëwaat ci li waral mu soobu ci làngu politique gi rawatina ginnaaw bu mu jaaree ci assemblée nationale yëkkati fa ay kàddu. yàlla dafa def le 27 novembre assemblée nationale ministre de l'agriculture jaar fa lenn rek nekk sama bopp mooy assemblée bi ma ñëwuma fa pour sama cëggalu bopp. daje jamono jooju immigration clandestine bi mbëkk mi tàmbaliwaat. sonnoon loolu réew mi ma ni que boo demee ci président Macky Sall nga ni que ne vision am jóge Diamniadio fekki vallée du fleuve Sénégal fekki vallée de l'Anambé ndaxte loolu dina mën régler xëy ni njiital parti républicain pour le progrès di soog askan wi bàyyiwul benn yoon jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñi ngi koy jànkuwanteel ci réewum Sénégal taxaw rek jàkkaarloo ak jafe-jafe askan bi mooy li war di leen xamal ni Sénégal sonn na bu ñu amul taxawaay bi war comme yeneen réew yi ci Afrique nga xam ni seen suufu suuf yàlla dafa def lu am solo te seen kaw suuf ñu continuer di ndóol boo moytul Sénégal ñooñu lay fekki jublu ci li nga xam ni mooy njàng mi te loolu mënuñu ko def te joxuñu cër gu wér jàngalekat yi dafa jot ñu régler xëyu xale yi te loolu mënul am tant que moderniser wuñu suñu agriculture tant que tamit créer wuñu ay champion ci yenn domaine yi nga xam ni tey ñeneen ñoo ko téye te sénégalais yi matee ko sëkk war ko téye. Déthié Fall di xamle ne fas yéene naa samp ay bànqaasam ci ñeent fukki département ak juróom yi nekkee ci réewum Sénégal parti bu Idrissa Seck ñàkkati ay kàngam ku jëg politique ga ca geneen wàll ga ñuy joxante yoxo ngir mën a janoo ak Macky Sall. jërëjëf Issa Tine ñu ngi lay sant di la gërëm fukki at ak juróom benn jot na ko nekk kii di Idrissa Seck Déthié Fall nag bu weesoo politique bi ñu ko xamee ab ingénieur daal di yëngatu ci secteur privé bi lee jaar-jaaru Déthié Fall nataalam dañ ciy ànd ak soxna yaay Adama Diallo. ingénieur polytechnicien am lijaasa bi ñuy wax MBA de l'UCAM nekk ceinture noire en management de projet complexe et stratégique XL def formation militaire ca ENOA nekk manager et industriel boobu ak léegi mu toll ci ñaar fukki at ci secteur privé li ñeewal parcours politique am daa dinay dooree ca parti réew mi ca 2004 ba 2020 2017 mu daa di nekk député ca pencum ndawu réew mi moo ngi tàmbale ca réew mi nekk membre fondateur nekk itam militant simple daal dina fay nekk itam président des cadres du parti
nekk na fa itam directeur des structures du parti lu ko dalee 2014 ba 2020 mu daadee nekk vice-président bu parti Rewmi mu nekk poste buñ mujj jël ci ay loxoom ginnaaw ab intervention bi mu defoon ca pencum ndaw réew mi lu ko dalee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ca bañuy voté budget bu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural muy ñaawlu rek gis-gisu président de la république bi nga xam ne Diamniadio la yam muy sàkku rek mu lawal ko ba ci vallée du fleuve Sénégal ak fi ñuy wax Anambé bi la gis-gisu Déthié Fall taxoon na bañ jëlee ko ci poste vice-président daal di koy jox poste secrétaire national chargé du développement industriel mu nekk poste bu mu daal di dëddu ginnaaw juróomi weer mu def patt ki di Déthié Fall daal dinay génn ni ki dimanche bi daal di dellu si nekkinam ca parti Rewmi mu xamle rek yëkkati ay kàddu dëgg tax na ba nekkin bu mu amoon ca Rewmi daal di am coppite ba ñu jëlee ko ca poste vice-président ba mu nekkoon bi la mbir nag waral kii di Déthié Fall daal di jël yoonu boppam daal di créer parti yoom boppam ñu fàttali kii di Déthié Fall jot na nekk ci opposition bi da nekkoon na ex-membre de Gossé Waxja ex-membre de Saint-Vin cadre de concertation de l'opposition nekkoon na itam ex-membre de Manko Wattu Sénégal nekkoon na itam coordonnateur du front de l'opposition à la revue du code électoral de 2020 nekkoon na coordonnateur du pôle de l'opposition au dialogue politique 2019-2020 itam nekkoon na ci front national de résistance. jërëjëf soxna yaay Adama Diallo parti bu Idrissa Seck bu doon nekkoon am bi daa ful na bon wax ne yoon wi mu jël kon bu dakkul dina doon luy wala fi naan les bon ak les pour mosoon na fi am moo niroo toog léegi ab diir te dégguloo ab responsable bu jël dogal kon daal di génn parti bi lee ki ci mujj rek moom moo di Déthié Fall soxna Safiatou Cissé dafa amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. Déthié Fall doonoon ki ñu toftal ci ginnaaw Idrissa Seck woon na ginnaaw ba faaw li di parti Rewmi mu ñëw dooleeku ci lim bi fi nekkoon di limu responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo woon ginnaaw Ndamal Kajoor ci jëwriñ yooyee ñu mën see njëkkee Oumar Sarr moom mi nga xamante ne mu ngi woon ginnaaw Idrissa Seck gannaaw ba mu jëlee kii di Déthié Fall defoon ko numéro 2 bu bile parti fal boobee ñu ko faloon sax ñu bëri ci biir parti Rewmi doon ko nakarlu ku ci mel ni Oumar Gueye Pape Diouf Youssou Diagne doonoon ancien numéro 2 bu bile formation orange maître Nafissatou Diop sa ginnaaw ga ñu nemmeeku kii di Thierno Bocoum docteur Abdourahmane Diouf Adama Mohamed Mbaye nekkoon coordonnateur communal bu Rewmi Diamniadio ba ci kii di Badara Gadiaga ñoom tamit ñu tekki seen ndombal tànk ci parti bii di parti Rewmi bokk na nag ci li ñuy ñaawlu jege bi nga xamante ne kii di seen président Idrissa Seck jege na ko ak Macky Sall bam tabb ko njiitalu CSE Idrissa Seck seen njiitalu parti ba woon lëkkaloo boobee jural meeru Thiès ba woon mu ñàkk ay kàngam yu nekkoon ci biir parteem fii ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp lëngoo boobee sax moo sookewaat tasu coalition Idy 2019. jërëjëf soxna Safiatou Cissé Déthié dogal nag bi nga xam Déthié Fall jël na ko daal di taxawal ab parti boppam ndax du fi jaaree kon ñàkk nobal tànk député kon bi mu amoon ci turu parti Rewmi bu Idrissa Seck maître Abdoulaye Ba bu jiite woon fii jamono commission des lois ca pencum ndaw réew mi ne loolu yi mënoon naa nekk su fekkonte ne ci turu parti Rewmi bu Idrissa Seck la doonee député waaye ci coalition la ko nekkee teg ci tamit amul fenn fu ñu déggee ne Déthié Fall jël na dogal kon daal di démissionné ci parti Rewmi bu Idrissa Seck sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi mu ci rotal moom maître Abdoulaye Babo candidature Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal militant ak responsable PDS nekkee fële ci commune Djiddah Thiaroye Kaw nee nañ loolu moom kenn du ko yelwaan ndaje nag mu yaatu mu doon amal ngir waajal yees lu banqaas seen parti bi occasion la woon ci forondoo Karim Meïssa Wade yi ko ñu daal di ñaawlu bakkaan yi rot keroog ci manifester yi fi amoon teg ci tamit di sàkku ci mbir yi ñu ubbi ci ab enquête ndaje moom Théodore Semedo lañ fa yebaloon. ñi nga xam ne ñoo fare ci parti démocratique sénégalais bu diwaanu Djiddah Thiaroye Kaw nee nañ duñu nangu tey duñu nangu ëllëg ñu daal di jox kii di Karim Wade nekk seen candidat en 2024 armistice nee nañ daal dañu war a réviser procès. section Djiddah Thiaroye Kaw lu mu xamal mooy candidature Karim Wade kenn du ko négocier kenn du ko yelawaan lu nekk la te léegi mu ñëw loolu lañ amoon pour wax leen di préparer renouvellement ci jàmm. ñoom ba tey yëkkati nañ seen kàddu
di wax nañ andi leeral daal di ubbi l'enquête ci nga xam ne ñoo faatu ci fan yi ñu génn gannaaw bi nga xam ne dañ doon manifester bu ñu jàppee kii di njiitu parti Pastef Ousmane Sonko. tey Djiddah Thiaroye Kaw moo woote section moo woote li tax mu woote d'abord ñi nga xam ne dañoo génn àddina di leen masaw di leen baalu di laaj état bi mu daal di def enquête pour ñu situer les responsabilités di leen jàll. mbirum renouvellement wu jaayum carte bi ci biir PDS ak élection bokk moomeel yi doon nañ ko fi doon waxtaanee gannaaw bi nga xam ne dañ doon amal benn réunion publique d'information fekk benn responsable bu ñuy wax Mor Niass doon def rentrée politique am. parti bi dafa am lu mu santaane muy dañoo war a toll ci yeesalaat bànqaas ci parti yi ñu digle ni fépp fu waay nekk maanaam seetiwaat militant yi ànd ak ci ñoom liggéey bi loolu la ñu parti bi sant. boo gisee ma woo leen mooy dañuy dem ci renouvellement nag mooy parti bi day yeesal ay bànqaasam ndax taarixu politique dafa wone parti dem renouvellement yëpp dañ fa jógee ñoo tas non ay doomu ndey lañu kon renouvellement bi dama bëgg ñu aborder ko ci jàmm duma ko fi nekk jël mairie bi. donc tey lu ñu leen di ñaan mooy militant fu mu ne ou militante mooy lu jiitu d'abord bindu ci parti bi su fekkee bindu nga ba pare nga taxawal sa secteur ci la ñuy jëm ci ay section ñuy faree PDS ci Djiddah Thiaroye Kaw jeexal nañ seen kàddu di sàkku seen responsable yi daal di boole seen doole waaye joxante cër ngir ñu mën a am ndam ci li ñu bëgg mooy jëlaat nguur gi ci atum 2024 ki lañ ko yéen fi ci diwaan Djiddah Thiaroye Kaw Théodore Semedo Walfadjri. ay xibaar ci tënk rek bu amee ñu kontaanul benn yoon ci nguur gi rawatina ci njiité réew Macky Sall ñoom ñoo di artisan yi nekkee foofee ci diwaanu Louga seeni kàddu lañu yëkkati kon di samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci Sénégal la ñuy bokkoo am déet gannaaw bañ leen bédee ci fonds force Covid 19 muy koppar yi ñu jagleeloon artisan yi ci Covid 19 bi lee tey ji ñu ngi ci tànk yi du moyu leen ci ñetti téeméer ak juróom fukki milliards yi njiité réew Macky Sall kon wax ne daf koy jàppale ndaw ñi lee loolu yi ñu ngi ko xamle ci benn daje mu jot amal fële ci diwaanu Louga lu jëm ci xibaar bi incha allah